njaay ni jàmm day ma kane maam Ibrahima taramini ñase burani mori taramini tara koroni fe bay ñas marina mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM Africa 7 Jolof Actu ni ñu ko baaxoo di ko ànd ak yéen ni ki gaaw bu jot gannaaw bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom-benni waxtu ñu ñoo ànd yéen seen émission pencum Jolof ñi ngi gërëm ñëpp nag di ziare ñëpp laata ñu doon mbokk yi waxtaan wi xam ngeen tiis wi nga xam ne moo daal ci umma islamique bi yëpp ni ki alxames mooy nelaw ak Serigne Pape Malick Sy mi nga xam ne moo nekkoon porte parole bu xalifa général des Tidiane ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare aljanna yàlla taas ñu ci barkeem waaye tamit nag di ko jaale ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ci biir réew mi ak biti réew ci seen waxtaan wi di pencum Jolof mbokk yi seen émission tey bi la nag niñ leen ko waxee woon ci fan yi ñu daal di génn ñu ngi ci am mbégte baax dalal ci inspecteur Idriss Samb moom Idriss Samb inspecteur des impôts et domaines la nekk tamit nag njiital mouvement Jolof en marche di dem inspecteur ñu ngi lay nuyu am mbégte wax dëgg yàlla dalal la ci pencum Jolof. maa ngi lay nuyu sëñ Dame di la bégee waa Africa 7 ak waa Ferlo FM 94.0 di nuyu auditeurs yëpp di commencer fi nga daaneele di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci tiis wi ñu génn alxames ci génnuk àdduna suñu papa suñu maam suñu wasila suñu sëriñ suñu porte parole Papa Malick Sy ibnu Sëriñ Babacar Sy di rak ci suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy nga xamante ñun moom mooy suñu wasila di suñu maam di ko jaale xadratu Tidiane yaa yëpp di ko jaale Tiwaawoon yëpp waaye di ko jaale julliti Sénégal yëpp di ko jaale àdduna bi yëpp di ko jaale humanité bi yëpp ndax moom c'était un homme multidimensionnel am na jàngu bi am na jullit yi am na doom aadama yëpp nit ku baax kon ñi ngi koy jaale di profité aussi di jaale wala suñu papa Tafsir Sakho nga xam ne moom it génn na jamono yi àdduna di wax rek suñu kilifa suñu xalif Serigne Babacar Sy Mansour commencé na wéet waaye ku wéetalu yàlla rek wéetoo kon moom it ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi fi aussi yeneen xalif généraux yi nga xamante ni muy Serigne Mountakha Bassirou di suñu soppee ñu bëgg ko lool moom it ak xalif généraux yi fi nekk yëpp di nuyu Jolof yëpp. alors ñu nuyuwaat tamit nag ki nga xam ne ki mooy Seydou Niang parce que moom itam dégg naa alxames muy def waxtaan am solo ci sa waajur wu góor wi génn àddina loolu ci wax dëgg yàlla waxtaan am solo ndax mu jagleel ko mag ñi nga xam ne ñi am na taxawaay boo xam ne amoon nañ ko ci diine ji vraiment loolu tamit ñu ngi koy ndokkeel baax a baax ndax li ñu wax les morts ne sont pas morts am na ñoo xam ne ñi liggéey nañ loo xam ne ci kaw suuf waruñ ko mos a fàtte kon buy dee bay fàttaliku ñi nga xam ne ñi dañoo dem ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci kaw suuf ngir lépp loo xam ne li jëm na ci xar baax yi nga xam ne moom la ñu làmba woon ñu war ko mën a roy loolu it vraiment lu am solo la. am na solo loolu nga wax ci Thierno Seydou Niang bu suñu papa Thierno Amad Niang di xaritu imam Omar Samb di wëllëreem Thierno Seydou nag nekk kenn ci famille bi waaye bëggal boppam imam Omar Samb nekk yoon baayam comme li nga wax rek waxtaan wu rafet la ñu def ci imam Omar Samb ndax réeré woo mbir ne jamono ji mu génne woon àdduna le 7 juillet incha allah rabbi la ñu koy defalaat ñaan kon moom yoon la jamono yi tembe ñu def waxtaan ci moom fàttali ko kan mooy imam Omar Samb fan la bokk lu mu def ci àdduna nu mu demee ak tarixa beeg diine l'islam kooku kon ñi ngi koy rafetlu di ñaan yàlla fa mu tëdd yàlla na ko fa yàlla atte ci yërmande jéggal ko ay rëq-rëqam ndax moom taalibe cheikh la woon bañ naa ko ba damay wax ne moom ab set la woon ndax dafa ànd ak set maanaam mi ngi génn àdduna le 7 juillet du 7e mois 2017 ba pare doon ab set kon nag wax dëgg yàlla moom saf na ci rip Alaaji Omar Samb fa mu tëdd yàlla na ko fa yàlla yërëm
jërëjëf Amine yal na yàlla nangu ñaan kon ñu ngi jaaree foofu di nuyu mboolem rajo yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal gi rawatina département bu Linguère ak suñu naataango yi nga xam ne ña nga fa di xam ne képp koo xam ne kii da nga def lu baax ci Jolof rek jàpp na ñun nga ko defal kon mbokk yi seen émission pencum Jolof Idriss Samb tey li tax ñu gën la dalal gannaaw ndorteel waxtaan yi bokk na ci coowal projet ANIDA nga xam ne coow la ci diggante Thiamène Pass commune ak li nga xam ne moom mooy Kambu ñaari maire yëpp na kenn ku nekk wax na di projet boo xam ne bi ANIDA moo ko fa daal di taxawal mu toll ci fukki hectare ak juróom coow li nag xëy na loolu lépp lu am solo la waaye dañ la ciy tudd yow en personne tudd ci tamit Djeri Ba ndax buñ la tuddee ci projet bi da ngay nangu ne lu war a mën a nekk la. waaw li mu war a mën a nekkee ginnaaw bi ma sante yàlla tamit ba ñu tudd ñu ma ci leneen loo xamante ni lu ma Jolof mën a rëcc comment dirais-je mën a xeebee la mais li ñu ma mën a tuddee rek yaakaar naa ne te maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom mu jàppalañ ba bu ñu ma tudd mukk ci loo xamante ni soppe bi dina na lii de bett na ma wala noon bi ci waxin ñaw lii ñu ma tudd di ANIDA tudd ci suma kilifa suma mag Djeri Ba tudd ci suñu mouvement dem tudd ci sax Pastef te dinaa ci ñëwaat ci waxtaan wi ay lay ween tooñeel la bu métti boo xamante ni am na ci ndax peut-être ki ka wax li ma mën a wax rek mooy soit li ko animé mooy xamut te laajtewut wala d'ailleurs sax du moom rek ndax ñi ko wax bari na. ñi ko tudd bari na ki ko wax mooy maire bu Kambu. maire bu Kambu di maa ngi koy nuyu di Biram Ba di ku ma naw nag koo xamante ni peut-être jamono mooy dox waaye Biram ci li ma xam ci moom. damay wax ne Biram bokkuñu woon classe waaye ñoo bokkoon école moo ma jiitoon benn classe li ma ko mës a xam mooy dal ak sérénité malheureusement nag jamono yi ñu toll daf ko ñàkk lool ndax Biram dama wax ne bi ma déggee mu tudd sama tur laa ne tooñ ja am na waaye Biram bu soxla woon sama numéro de téléphone en 3 secondes war na ko mën a am mu woo ma ne ma mon frère que dama lay dégg ci mbir nangam yow ak sa mag Djeri ak seen mouvement Jolof en marche nan la demee pour man démarche boobu moo gënoon a responsable waaye taxaw ci télé taxaw ci rajo taxaw ci réseaux sociaux vilipender doomu aadama boo xamante ni jàmm rek la yéene ngeen seq jàmm ñaawlu naa ko lool te tooñ na ma nag te wax dëgg yàlla. vilipender xëy na vilipender bi mooy ndax nangu nga ne buñ la tuddee ci projet bi lu am la wala lu amul. ay la yéwén amul gis nga dam dinaa wax tey ci projet ANIDA bi xaw ma projet bi fu mu juddoo xaw ma nu mu juddoo xaw ma lu ko fi indi xaw ma nu mu demee. yàlla dogal na nag kenn ci ñoon di suñu mag di suñu xarit Djeri Ba nekk un homme de développement koo xamante ni lépp lu mu am Jolof la ko yéene nekkoon ci ay lijjanti depuis 5 ans voire 7 ans ci lii nga xamante ni mooy ANIDA bi ba yàlla def mu sotti mais wax na ko sax ci benn sortie bu mu def bi mu koy def nag defu ko ci turu mouvement Jolof en marche defu ko ci beneen structure lu dul association bu mu jiite woon boo xamante moo ko créé woon depuis 2002 2012 je ne sais plus moom ak ay xaritam te loolu yëpp li ko waraloon mooy fexe ba naataange fu mu mënti jógee ci àdduna fu mu mënti jógee ci réew mi na ci Jolof am wàll moom ci loolu lay dox démb ci loolu lay dox tey bi loolu amee yàlla dogal ñuy dox ba Djeri wallahi bi ma koy xam ak léegi matul 3 ans mais li ma mën a réccu ci nit kooku mooy yéex koo xam laay réccu bi loolu amee Jolof en marche entre temps mu juddu ci 2018 ci ak générosité mu ne li may gën a wax nag mooy ANIDA structure étatique la. Absolument. ANIDA xamul personne physique personne morale de droit public la mën a xam muy institution bu nu mel bu mel ni mairie léegi li ñu mën a def mooy nañu fexe ba ANIDA ñëw Jolof fu mu ci ñëw baax na waaye bu mu nee ñëw daara na mais nag ay la yéwén bu ñëwee suñu amee ba am njëriñu ci am naka waa daara jëriñoo mais li ñu naan kuy xalam di ca jaayooyu Djeri politigul fekk na benn structure bu tudd Jolof en marche waxul na ko Jolof en marche porté Jolof en marche porté wu ko mu am ay nit ñu baax yoo xam ne à travers le Jolof en marche. parce que projet bi muy ñëw Jolof en marche juddoogul kon Jolof en marche fekkeewul piloté wul yoonam nekku ca waaye yàlla dogal na àdduna di dox ba Djeri xam ay nit ñoo xamante ni ci Jolof en marche da leen xamee ñi nekk daara di yëngatu am na droit nag copte ñooñu waxtaan ak ñooñu ci biir initiative boobu mu yoroon muy structure boobu ñu continuer di piloter le projet pour mu ñëw daara bi loolu amee daanañ ci waxtaan loo xamante ni man muñ ma ci laaj sama xalaat
ma di ko ci wax mais toujours ci initiative am lu mu yor de façon très privée mu ko yor ngir jëriñu Jolof mais ku nekk xam na ne ANIDA structure étatique la mënul wax ak jéeri mënul wax ak association mënul wax ak ay la yéwén Jolof en marche bi nga xamante ni ab pàccoom dañ ko teg ne ko opposant la kon ku koy wax sax te xam yoon xam nga ne da ngay wax loo xamante ni xamuloo ko bi loolu amee ñu ubbeeku nag bindil monsieur le maire de la commune de Daara moom jéeri toujours moom moo ko def ak structure am xam na ne bu ANIDA waree ñëw Daara Jolof jéeri amul suuf association amul suuf man awma suuf te loolu mënul nekk parce que kër boo fay dugg ca bunt ba ngay jaar ay la yéwén yàlla dogal na tey suñu mag suñu kilifa Maawo Ndiaye moo jiite mairie Daara ñi bëggoon ANIDA ñëw implanté wu Daara kon mënuñ ko def te boolewuñ ko ci li ma gëm te xam ko mooy ñi dugal ko ci impliqué ko ci mu sax ci sàppit nag moom ba tax na am na fu ñu fa ci wéewu bay ne da ngeen di wax ne Daara yéen comme Daara ngeen ni xëccoo wala Daara ngeen nekk seen ñu bëri seen base bi daanaka ñu ëpp ci Daara la ñu nekk bu ngeen ni xalaatee ab projet Daara ngeen war a njëkk a xalaat mais dañoo forne ci wéewu bay ne xëy na sax da ngeen ko bëggoon a tëb. ku xamul mooy wax loolu maa ngi doon développé lan mooy indi projet bi ak yéene jiñ ci amoon pour Daara ndax liñ naan kenn du bàyyi baleb ëtt bàyyi ruum ñun dëgg la Jolof lañu bokk waaye Daara lañu dëkk nag mais suñu sañoon lépp luy teraanga tamit Jolof gépp koy am mais suñu ko defoon ay la yéwén danañ li nga ñu wax danañ ñu ko wax danañ ñu lu tax ngeen tëb Daara jël ko yóbbu ko war xoox wala ngeen yóbbu ko kàmb wala ngeen yóbbu ko caameen loolu laay expliquer li ko waral nee naa am na réunion yu bari wala benn ba ñaar yoo xam ne man wóor na ma ne am na à la mairie boo xamante ni Massamba Thiane moo ko jiite secrétaire municipal ak waa ANIDA ak ñi nga xamante ni jéeri copte woon na wala rafetlu na seen xalaat ñi dem toog à la mairie wax ci ANIDA loo xam ne man. kon projet bi mën nañoo jàpp ne Djéri Ba moo ko indi. Jolof moo ko en tout cas Djéri Ba bokk na ci ñi nga xamante ni moo def partenariat bi du ma ne moo ko indi Jolof ci waxin ndax xam naa ANIDA peut-être gis nañ ay yeneen yoo xamante ni ay potentialité wala leen mais ci ay relation am la en tout cas ci initiative am la. moom bu ANIDA amee comme xamuñu woon Daara xamuñu Daara xamuñu woon Kamb. bref mën naa wax ne Djéri moo leen indi Jolof. Daara la ko yéene woon nag ba tax na damay leeral ne suñu amoon li ñu bëgg ANIDA Daara lay des mais Jolof yëpp a ciy jëriñu. maa ngi wax réunion bi ñu def ANIDA def ko ak la mairie de Daara ak benn projet Pakersen la ay partenaires italiens lañ. je me rappelle très bien loolu man am naa ci lu ma leer mairie Daara lañ ko defee te mairie Daara gëm naan duñ fa def lu sama mag Maawo yëgul lu Massamba Thiane secrétaire municipal présidé kon mairie Daara ñoom yëg nañ ko. biñ ko motif yi leen jox ba ne dëgg la xëy na yéen seen mébét mooy mu nekkoon Daara mais xëy na mënut a nekk Daara li ñu laaj ci hectare suuf amuñ ko ndax loolu doyoon na seen xel. ñoom ba tey waxuñ ñu loolu man dama gëm ne yëf yi sabotage am na ci sabotage boo xamante ni. ñaar dana ci am lii sabotage la lii incompétence ci waxin je m'explique sabotage bi mooy nit bu jëlee lu toll ni ANIDA nga xamante ni àdduna réew mépp a nga koy wër ñu indi ko sa gox man dama jàpp ne mairie bi waroon na ci bay weewu tànkam mais li ñu bëggoon mooy. ci naka par exemple. ci naka mooy ñun soxlawuñu woon lenn lu dul rek la mairie jël ANIDA dalal ko jox ko suuf. li ñu bëggoon mooy ANIDA dem implanté wu ci site bi ñu naan CRZ de Daara. mais loolu Djéri def na ci ay tractations yu métti diggante moom CRZ ak ISRA mi nga xamante ni moo coiffé le CRZ. ba amoon na sax avis favorable mais moi je vois que la mairie de Daara n'a pas joué franc jeu ñàkk a joué franc jeu boobu tax na ba. mais bu joxee comme prétexte ne 15 hectares commune bu Daara amuñ fu ñu ko fa mën a jëlee ndax loolu vraiment lu mën a sa gëm la wala lu mën a. lu mën a nekk la ndax Daara amul suuf. kon motif yi jeex na kon. donc waaw mais loolu da nga koy motiver nga bind ko mais nga wala nga wax nit ki nga xamante ni yaa ngi koy recevoir nga nekk ay léewén kat projet bi baax na mais amuñu fuñ ko accueillir boobaa tey li may wax nii. ak li sabotage bi exactement lan la ci sabotage bi mooy ñàkk a tontu gi ñu ñàkk a tontu ñi fi indi ANIDA bi. parce que dinaa la xamal li yóbbu projet bi Thiamène Dame mairie Daara silence coupable la def waxu ci ba projet bi dafa naroon a forclos man loolu rek moo ma dugal ci ANIDA li nga xamante ni sama baat jóg na ci te danaa ko leeral tey Jolof gépp dégg ma. benn yoon laa mos a wax ci projet ANIDA mooy bi ñu demee ba ñu suma mag Djéri Ba ne ma Idrissa projet ANIDA bii de mairie Daara gëm naa ne peut-être amuñ suuf wala fii ak tel jour suñu ci waxul dinañu def li ñaan forclusion te suñu forclooyee rek dañuy génn Jolof mën na jëm Fuuta mën na jëm Kaolack mën na jëm Siin wala mu delluwaat feneen fu mu jóge woon
Idrissa xanaa xamoo kenn ku mën a capturer le projet te dëkk Jolof daal ne ma pourquoi pas ku mel ni Moussa Ndiaye ndax moo ji gën a jege nag ma ne ko non kooku xam naa ko ci saa si laa woo suma mag Moussa monsieur le maire maa ngi koy nuyu bu baax. lim leen jege rek noonu rek ngeen ko choisir pas pour leneen. c'est vraiment spontané suñu xel peut-être moom la xalaat et puis nit ku nekk tamit wax dëgg yàlla Moussa moo ñu gën a jege. dama jàpp sax ne loolu moom moo tax. gën a jege ci commune bi wala ci commune bi non xameel bi ni ma xamee Moussa Ndiaye laa xamee. Biram sax laa gën a xam nag. ndax Biram ñoo bokkoon école. d'ailleurs sax ñoo bokkoon benn koñ peut-être bi muy jàng daara. bien que fréquenté wuñ kon jàmm lañ xam. Moussa nag suma mag la suma goro la suma xarit la. yàlla dogal na tamit mu nekk nit ku baax. ku dëggu tamit. bi ma ko wooyee wax ko loolu ne ko monsieur le maire mu ne ma naam ma ne ko am na kat lu am mu ne ma lan la ma ne ko projet ANIDA bii de daara lañ ko yéene woon. mais apparemment waa daara pare wuñu pour accueillir le projet. te dafa nar a furkulu sama mag de daf ma woo muy jéeri doon ma laaj na man ndax yow tu es intéressé est-ce que am nga suuf soo ko mën a accueillir pour que projet bi bañ a raw waa Jolof ñun idée boobu rek lañ ci bañoon. mënoon na bi jéeri essayé doxul xam ne am na loo xam ne moo waroon mairie wala bëgg na wala munut wala day saboté mu toog mais du def loolu parce que nit booy def lu baax doo mës a découragé. mu ne na ko waa Thiamène capté ma woo comment dirais-je Moussa li ma njëkk wax mooy Idrissa loolu de du ma li ñu mu daake la. du ma ko dégg ñaari yoon. Kay ma ne ko li ma mën daal mooy dinaa la jox numéro jéeri ba nga woo ko ngeen coordonné rôle boobu moom. je prends en témoin donc yow yaa nekkoon intermédiaire entre Moussa Ndiaye ak Jéeri parce que xamante wuñu wala bokk seen relation demul ba ñu mën a amante ay contact lii daal yàlla dogal na moom bu dee am na rôle bu muy joué ci projet bi. bu la ci tuddee kon loolu xëy moo tax. loolu dong daal ku ma ci tudd moom yore loo ma àq waaye leneen lu ci waay wax. ci projet ndax man xaw ma ANIDA. xaw ma sax siigulu ANIDA li mu signifie. le rôle de l'ANIDA dans le développement local xamuma ko. ndax wax dëgg fa yàlla samay gëstu jëmuluwul foofu. mais bu ANIDA demee Thiamène daal yàlla dogal na maa jox Moussa Ndiaye numéro Jéeri. jox Jéeri numéro Moussa ñi coordonné. alors booba laa ci gëj a am lu ma leer. incompétence bi nga wax ci mairie bi tamit ci projet bi génn commune bu Daara lan mooy incompétence bi. waaw dama wax ñaar ne soit sabotage la wala incompétence sabotage bi mooy bu ñu demee ba war a xam ne lii waru Daara mënu ko accueillir man dama jàppoon ne mairie Daara waroon na ne Jéeri kat yaa fi indi ANIDA mais lii jàpp nañ ne amuñu suuf su doy. est-ce que doo xool ñun ñu def partenariat ak commune X wala commune Y. pour man loolu bu ko def nga xam ne cette mairie là est animée de bonne foi. bu ko def dana am lu mu ci am. mais gëm naa dina am lu mu ci am mais dama gëm ne peut-être jàpp nañ ne Jéeri Jolof en marche la bokk muy dem day politique. te man loolu ba léegi dama koy wax ne Jolof tant que ñi ngi jàpp ne nit ki day politique warul def lu baax rek ak fu mu mënti faree rek du ñu avancer. gis nga il faut ñu départager diggante un homme politique ak un homme de développement. mais bu ñu demee sax ba sax daanaka sax au-delà de dem. bi nga xam ne bi ci ngeen nekk assumé ngeen ko. mais dañ ci tuddaale ne waa Pastef ñoo nekk ci gannaaw ba pare tudd seen i teg ko ci. voilà loolu nag laa gën a meree Biram Ba. te yow ñaari yoon ñëw nga fi gën nga ne ma bokkoo ci Pastef. loolu lay leeralaat solennellement. Ousmane Sonko suma mag la. suma kilifa la suma ancien collègue la ñoo bokkoon di liggéey mu nekk inspecteur des impôts et des domaines liggéey ba rafet ci réew mi. créé na parti politique am dem na bu ma ci bëggoon a dem du ma jaar dem di tourner waat ba dem Pastef moi je suis pas membre de Pastef le Jolof en marche du ma ne ñi ko composé peut-être parce que nag Jolof en marche dafa xaw a bëri ay sensibilité ndax yàgg naa wax ne am na ñu nekkoon APR ñi nekk réew mi ñi nekk fenn ñi musul def politique comme man nekk Jolof en marche du ci ñàkk kenn koo xam ne bokk na Pastef wala Ousmane Sonko neex na ko mais Jolof en marche li ko boole woon ak Pastef mooy élection présidentielle coalition la ñu àndoon di liggéey bu rafet nag rëcc wuñ ko it nag ba ci dimanche ca ngoonte ba yàlla dogalee président Macky Sall gagné la suñu collaboration ak Ousmane Sonko jeex mais li may gën a ñaawlu mooy Biram Ba c'était juste pour une communication réussie il a essayé de faire un link entre Jolof en marche Idrissa Samb ak Jéeri Ba ce qui est très très dangereux d'ailleurs boole ñu ne ñu ay éléments wu Pastef lañ ñun ñoo indi projet bi Jolof c'était juste pour saboter parce que mais xëy na am na fu mu ko teg peut-être tegu ko fenn li mu def mooy du ma lekk ci cere ji dinaa ci xëpp suuf parce que jàpp nañu Ousmane Sonko peste la Ousmane Sonko ak Pastef dañ leen di combattre ba ku leen tudd peut-être le projet dina tax suuf mu ne comme projet bi man awma ci bokkuma ci naa def communication parce que tey nag nañ nangu daam képp ku tudd Ousmane Sonko di communiquer danañ la déglu da nga am buzz président Macky Sall ak ministre yi nga xam ne ñooy liggéey danañ la déglu déglu leen diwa ngay wax ma ngay wax Ousmane Sonko peut-être loolu la ci jublu woon am na ko gars yi déglu nañ ko ñaareel ba képp ku bëgg wax politique ci Jolof di nga tudd Jolof en marche
bañ juddoog léegi ñetti at la bariwut waaye loolu peut-être en termes de communication il a essayé de faire ce link là et yàlla def na peut-être réussir na ko mais tooñ na ay doomu jaambur tooñ na ay góor yu set wi ci yoo xamante ni seen yoon nekkul ci diggante Ousmane Sonko nee naa la ànduma ak Jolof en marche àndut ak Ousmane Sonko rëccuwun aussi ànd bi ñu àndoon ak moom te suba bu yàlla dogalee. est-ce que wedd bi nii aussi rek yombul inspecteur nga taxaw xëy na tooñ na ay góor bu waxee man ci Pastef ñun waa dem tout ça loolu dafa yomb quand même comme argument. waaw yomb bi de mooy li ñu naan weddi du dindi tuuma du ragal dindi tuuma la. nee naa man. du ma fi nekk sax di wax naan ànduma ak diw wala bokkuma si comme si Pastef dafa nekk mbetteel ngeen ci am. mbetteel lañ ci am parce que à chaque fois aussi Jolof ak réew mi dañu am habitude de kan yi. mais tourné ngeen la page jeex na. non page bi tourné nañu ko parce que gis nga daam ñun on n'est pas des politiciens éternels ñun politique day xew ñi def ko bu weesoo ku ci nekk dem ci sa waar liggéey. Jolof li ñu bëgg ñun duñ ko def. mais projet ba am solo noonu tamit nag inspecteur lan ngeen koy nëbbee sax ba mu toll fii ñu doog a xam ne ndekete yow kat ANIDA yéen a ko indi Jolof. nëbbu amu ci xam nga mbir mënoo ko nëbbu te di ko wax sa maire ba nga xamante ni mairie ba la Jolof en marche bokkul ci projet bi mais Jéeri Ba bu nëbboon projet du ko wax monsieur le maire parce que mënoo nëbb ab projet bëgg mu ñëw daara parce que tamit quoi qu'on dise institution bi daara la c'est la commune kon buñ ko doon nëbbu duñ ko wax loolu mais nag dafa am bi li mu ci waroon ci secrétaire municipal am jéewu ko secrétaire municipal bi jéewul le rôle te wax dëgg fa yàlla suñu Massamba Thiane aussi yaakaar naa ne am na ay audio yu ma dégg mu ci wax ci ay projet boo xamante ni tudd nañ ci melax d'ailleurs loolu sax dinaa ci ñëw ndax est-ce que nekkul projet ANIDA bi wala projet ANIDA la bu fekkee du ñaari ANIDA man am na ay audio yu ñu ma yónnee yoo xam ne moom am na ci groupe bu muy tudd ANIDA même projet bi la wax waaw kon boog moom pour projet bi dem melax wax na ko te loolu bëgg-bëggam la loolu nag sama mag la mais c'est très dangereux loolu parce que solennellement Massamba Thiane dafa war a xàmmee diggante secrétaire municipal ak le fils de Melax Massamba Thiane jamono yu muy liggéey nii ba keroog muy wàcc intérêt exclusif fu daara la war a défendre mais man audio bi li ma ci dégg dama ne lii c'est dangereux et li ñu naan détournement d'objectif ak ce qu'on appelle en droit un délit d'initié mooy nga am information boo xam ne xam nga ne lii du antu wala boog fa mu jëm mën nga ko kar nga kar ko te loolu la parce que dégg naa mu naan. mais comme xam na ne daara mënu koo akimoto wala mënu koo jël mais quand même moom comme mën nga dëkk Thiamène aussi wala nga yàq da ci war a mënoon neutre. non du ci neutre. mais doonul lu muy génne ci public parce que. pour man lu mu waroon def lépp def na ko pour projet bi des daara. loolu du ma ne du ma ko gëm. parce que gis nga li tax ma ne mën na am deful la mu waroon a def. mooy ci audio bi mi ngi naan man leeroon na ma ne daara amul suuf su ko accueillir. lu c'est très dangereux dama koy wax solennellement waxu ko woon bu yàgg keroog bi mu recevoir italiens yi ak projet ANIDA bi waxu leen ko woon parce que mi ngi naan am na projet bu daara waroon a am 5 hectares amuñ fu leen dugal kon amuñu projet bi kon moom dafa wax ci audio bi que ni waa melax projet bi ANIDA la bëggoon def loolu nag genre détournement la Massamba mënul nekk employé mairie daara ba pare leneen te loolu c'est très dangereux man damay wax monsieur le maire tamit na loolu il faut qu'il soit vigilant la mairie soit très vigilante ci loolu parce que est-ce que kon beneen projet parce que projet bu ñëw instant yi dina jaar ci ay loxoom est-ce que kon beneen projet du ñëw war a ñëw daara mu jéem ko yóbbu melax tamit te am na ci droit ci bëgg-bëgg melax mais amu ci droit parce que instant yi muy def loolu employé daara la te pour man un agent assermenté la war a nekk boo xamante ni yenn yi moo ko bëgg-bëgg mu war a dem caaneen tey waa daara ñoo ko moom. kon moom bokk na ci ñi nga xam ne ñi tax nañ ba projet bi daara ñàkk ko. déedéet du ma wax loolu parce que awma ci lu ma leer mais audio yi daal dégg naa moom muy wax waa melax ne leen projet bi melax lañ ko bëggoon a indi mais leeroon na ma ne daara du ko am parce que amul suuf te damay wax lu ma leer nag munu ma wax ne Massamba moo détourné projet bi mu nekkul daara déedéet parce que awma ci lu ma leer mais li ma am lu ma leer daal mooy audio yi ñu may yónnee moom mu di ci wax projet ANIDA la doon wax di tudd melax pour ANIDA dem melax loolu am naa ci lu ma leer. Birame Ba pour conclure ci côté Birame Ba bi maire de Kamb décision bi mooy ne ko tooñ ngeen ñu wala tooñ nga ma tooñ nañ bàyyi noonu mais bu ko répété waat. bon xam naa ne bu ma dégloo dina xam ne rek. peut-être ñàkk xam comme ni nga ko waxee woon peut-être. non nee naa ñaar moo mën a am na yoon wu mu waroon a jaaru ci. wala il avait une intention de nuire. bu fekkee intention def lu naqari doomu aadama la. est-ce que réussir aussi. il a réussi parce que sa communication jàll na. tudd na Idrissa tudd Jéeri Ba taqale leen ak Pastef tudd Ousmane Sonko léegi président Macky Sall dina ko déglu parce que communication lay def parce que ñun dofuñu xam nañ am na loo xam ne. boo leen tuddee rek kilifa gi nga bëgg mu sa message jàll. dina jàll mais ce que je déplore ci Birame nit ku dal laa ko xamee woon. mais bu demee ba wax publiquement tudd deret yuy tuur. tudd ay bakkan yu rot loolu xajul Jolof.
Jolof diggante pël wolof naar séeréer jàmm ak salaam la kambu ak caameen ak war xoox ak gasaan ak aafe war a séq man dama gëm ne Biram li mu waroon def bi projet bi amee mu woo son frère Moussa Ndiaye woo monsieur keneen wala XY ne ko projet bi kat nii la demee Jéeri Birane jàpp naa ne si ressort territorial kambu la bokk nangam ñu waxtaanee ko bu fekkee daf bëgg quota Moussa sarax ko quota waaye ku xam Moussa xam ne moom du ay yëfi caaxaan yooyu du ci dugg li mu bëggoon rek mooy def ci cere ji suuf Moussa cède au chantage jël une proportion bien définie ne ko léegi jël ko coow li jeex. alors mais Moussa quand même maire bu Thiamène Pass bu ci commune bi même sa frère sax dañ ko siy tudd Abdou Sambou deuxième adjoint bu maire bu Thiamène Pass ci boppam ma tudd ko di Matal da ko ciy tudd quand même te buñ ko tuddee tamit dañuy dem ba yaakaar tamit yow yaa nekkaat sa gannaaw frère bi. waaw loolu mooy sama weexu dungu rek vraiment yow kon sa mbir mi mënoo si jóg da nga siy taq rib daal ni wallaay gaa yi wax tafatin di wax taq naa ci rib te duma ci dara ndax audio yooyu muy wax yëpp déglu naa Matar maa ngi koy nuyu de passage di ko wax ne ko kilifa du wax lu mu leerul lu ko leerul audio dafa garaaw jamono juñ toll kuy wax ci réseaux sociaux yi xamal li nga wax parce que ñoom ba ñuy wax di tudd Abdou Samb di tudd ay oto yu ñu jël moom ak les partisans de Moussa Ndiaye pour corrompre ay conseillers pour ñu jël le projet délocaliser ko Jéeri Birane jot naa ci loolu te loolu muy wax dara du ci dëgg. lan moo ci dëgg. dara du ci dëgg li ciy dëgg daal mooy. amoo sa benn frère. awma benn frère bu ñëw ci Moussa Ndiaye ne ko délocaliser le projet. bu fekkee nag am na ku ñu tudd muy sama mag Mbaye Samb dégg naa ñi ngi koy tudd naan ay lii mais loolu ñun de leen xam naa peut-être dafa est-ce que jaawalewul Mbaye Samb mi am projet ci Moussa Ndiaye wala leneen dem gis Moussa am leneen lu mu lijjanteeg moom. Mbaye Samb dafa am projet ci Moussa. non amul projet ci Moussa parce que tamit Mbaye Samb aussi sa frère la aussi ñoo bokk ndey ak baay dama ne wóoruma dama ne est-ce que du peut-être kooku la ñuy jaawale wala ñuy jaayale Modou Samb wala Bamba Samb mais Abdou Samb daal ku ko mënti tudd ci ay tool wala ay affaire u anida yaa ngi koy tooñ ma leeral leneen daam sama papa mi ngi gang ñu suul fa lañ ko denc gang ak melax ñett wala ñeenti kilomètres la kon man bu ma amoon lenn lu may def daara la projet bi des du dem fenn daara moo koy jëriñ waaye ay la yoon bu demee ba mënuñ ko ñàkk am non mu dem ci ressort commune Thiamène mais mu des foo xamante ni kat su ma ko rombee di dem gang wala may dem melax ma ne fii la man loola su ma demoon ba am je n'ai rien contre Jéeri Birane xaw ma jéeri musuma fa dem mais su ma sañoon njama wala ñandul wala ci la mu nekk foofu moo may gënal kon man awma benn intérêt pour projet bi génn melax wala mu génn gang wala mu génn ak effort yi Jéeri Ba def xëy na nga gunge ko ci ngeen waxtaan ci tout ça ba projet bi toll fi mu toll tey coow li lépp am ci sax daanaka ba wax nga ko léegi ñu taxaw ne xëy na buñ ko jëlee fi mu nekk bakkan mën na cee rot naka la leen def. xanaa naqarlu ko rek di wax ne loolu xajul Jolof intérêt Thiamène am ko kambu am ko yëpp c'est le Jolof qui marche c'est le Jolof qui gagne du moins nee naa projet bi desoon daara moo ma gënal man yaakaar naa it Jéeri loolu la bëggoon mais su amul woon yéene projet bi des daara des Jolof du woo Moussa peut-être xelam bu dajoon Biram wala mu daj Yero Sow wala mu daj suñu jigéen Kumba Jaw am na kum ko ci woo mais lépp pour man y a pas de perdant kambu amul lu muy perte ci projet bi parce que mën naa am. mais yéen itam amul lu ngeen perte ci projet bi ñun dañoo gagné su ma nee ñun sax. parce que bu ngeen ko indee nii nag bu ñun ñi yaakaar na rek non da ngeen ko indi en tant que doomu Jolof xaaru leen ci dara indi ngeen ko quand même am ngeen ngeen ciy xaar. li ñuy xaar daal mooy bu fekkente ANIDA war na installé wu Jolof te ñu ne ANIDA dina créer au minimum 100 emplois directs ak d'autres emplois indirects. loola lañ ci gagné. mais amul ñu jëlal leen ci. déedéet loolu def yokk seen promotion Jolof en marche. fekk soxlawuñu loolu ñun soxlawuñ promotion. amul ci benn pourcentage ci projet bi da ngeen a ñëw jébbal ko Thiamène bëggoon ngeen ko dox daara doxul ngeen jox ko Thiamène ne Thiamène mu ngoog ñun pare nañ ci. du ma ne amul waaye yëguma ko te du ma wax lu ma amul lu ma yëgul tamit parce que comme man dañuy wax ci man lu dul am mu di ma naqari. bëgguma di wax loo xam ne mais quand même loolu yaa ngi ciy xaar au moins loo xam ne lii peut-être yéen da ngeen ko am pourcentage pourquoi pas Thiamène 50 ngeen 50. wala ñun ñan ngay wax comme ni ko daara xëy na waroon a mën a lijjanti. ñun ñan ngay wax Jolof en marche wala daara. non Jolof en marche lay wax non Jolof en marche bokkul ci projet bi impliqué wu ci ba ci am quotité wala proportion. pour man bu projet bi bu demoon ba kenn war ci am. daara gi projet bi waroon a am. te ay doomam indi ko Jolof. munu faa nekk ndax mairie amul suuf su mu ko jox pour man moo waroon a laaj man kat nañ ma jox quota loolu wóoruma ndax am na ci am déet
waaw mais li may njëkk déplorer daal. mais Diéry quand même Diéry li mu ko indee mooy association xaw mouvement. ci turam boobu la ko jaarale ba indi ko ba pare mi ngi bokk ci mouvement dem aussi. waaw loolu mooy indi confusion bi nag mais Jolof en marche amul benn rôle bu mu joué ci ANIDA bi d'ailleurs loolu c'était même dangereux muy am parce que ëllëg loolu bu amoon su ko état yëgee parce que Jolof en marche bokkul ci pouvoir. nee nañ waasu opposition la nekk kon peut-être loolu dina saboter projet bi. beneen confusion am na ci taxawaayu Diéry Ba. comme ci turu ndax xaw ma ndax mouvement bu wala association boobu mu indee woon projet bi mi ngi dund ba tey en tout cas moom ci li ñuy xam mooy ne ci mouvement dem la bokk. mais bi muy agir mësul agir ci turu dem parce que Diéry nag war na mën a. parce que boobu dem juddoogul. non ba ci projet bi Jolof en marche judd na projet bi agseegul daara amagul woon avis favorable accord bi ñu koy am booba Jolof en marche judd na mais terewul Diéry xam li ñu naan. la bonne conflit d'intérêt bi ngay amu ci xam nga loo non du ma ko toppee xam nga tax du ma ko toppee mësul jël kayitu Jolof en marche wala mu jël identité Jolof en marche wax ci projet toujours moom il est conséquent. association bi nga xamante ni depuis 2002 wala 2012 lañ ko créé tax ba ANIDA ñëw Jolof. ñu ngi dund ba tey wala association boobu. mënuma ci wax lu bari ndax bokkuma ci. mais dama ne association boobu moo continuer waat di agir di wax mais aussi intermédiaire la woon parce que xam na ne ANIDA du wax ak association. ANIDA bu ñëwee mairie daara lay waxal. normalement mi ngi dund vraiment bu dundee pare mu dem na mouvement moo créé moo ko jiitee ba pare te bokk ci beneen mouvement. là aussi loolu dara terewu ko. mais mosoo bokk ci ñaari mouvement mën na bokk ci ñaari non les ce n'est pas politique les c'est le développement l'aspect social ci la ñuy yëngu. alors que dem c'est politique. dem c'est politique développement et social surtout développement nag parce que nag maa ngi doon wax naan li Jolof bëgg ñun duñ ko def politique éternelle élection weesu na bu yàgg ñun dañuy delluwaat ci suñu liggéey mais dañu bëgg yow chaque fois ngay wax ci politique diggante x wala y parti bii wala déedéet ñun duñ ko def ba élection jàllee la ñu wen ginnaaw politique ku ci nekk sa waar wa nga nekkoon nga dem liggéey ci pour ñëwaat ci ANIDA boobu ak mairie Daara Dam ñun dañu am benn manifeste bu ñu bindoon ca ba ñuy door a judd muy Jolof en marche def benn constat ci Daara Jolof ne la commune de Daara dañ ko ceinturé Thiamène daf ko wër ci ndeyjoor ci càmmooñ ci nord sud est ouest foo dugg boo duggee Ngeet yaa ngi Thiamène nga génn avant CRZ yaa ngi Thiamène Daara Mbenn boo passé armel yaa ngi Thiamène Ndogono boo passé Daara boo dee côté Ndogono boo passé cimetière u Ngën a Neni yaa ngi Thiamène kon Daara mënatul développer et ce qui est très dangereux mooy Daara day yokku ci population mais Daara suufam jeex na kon génération future bi wala génération proche bi nga xamante ni fii ak 2 ans fii ak 5 ans amuñu fu ñu dëkk pour nga dëkk da ngay dem Thiamène ne leen damaa bëgg suuf dëkk Daara. ba ngeen indi projet bi sax bi koy Diéry Ba di indi sax xamoon na ne pour mu am 15 hectares au niveau de Daara ce serait très difficile. mais c'est pas impossible parce que CRZ bi. fu mu koy jëlee par exemple. CRZ la ñu bëggoon affaire bi dem. CRZ la Diéry bëggoon mu dem moo tax mu doon wax ak waa ISRA. en tant que doomu Daara pour affaire bi bañ a génn Daara malheureusement affaire bi amul. ISRA moom itam bañ wala. non ISRA bañul nee naa la impliqué wu ma ci projet bu baax mais li ma ci dégg ci moom responsable bi nga xamante moom muy Diéry bind na waa ISRA ba joxe woon nañu avis favorable lan moo tax nag affaire bi xamu leen ko kale man Idrissa xaw ma ko te du ma wax ci lu ma xamul. mais yaakaar nga daal mairie bu Daara mi ngi ci gannaaw. déedéet du ma wax ne ñu ngi ci ginnaaw mais dama ne joué wuñu le jeu en tant que institution mairie bu yaataloon ubbi wax ak ISRA appuyé ne leen lii ngeen def nangam kon yàlla mën na dogal waa ISRA wala CRZ bi kat dinañu may. te jàpp nga am na taxawaay bu ñu ci doon am quel que soit projet fu muy dem danañ ci am dara waa mairie bu Daara. am commune bi. man bëgguma toujours di réagir en tant que am dara te lu war a nekk la nag. parce que c'est naturel tamit Daara am ay emplois yoo xam ne day créé wu ci ANIDA bi. mais li ma bëggoon rek mooy ñi capter le projet. mu nekk loo xamante ni ku ko mënti indi. li comme ni ko Moussa waxee na doon ab yéeféer na doon ku mënti nekk mais ndax njëriñu Daara ngi ci ndax njëriñu Jolof nga fi mais dama gëm ne ñoom peut-être li nga wax la est-ce que gisul ne Diéry mi ngi Jolof en marche est-ce que buñ ko indee fii peut-être tout Jolof en marche dana ci am ñu ne nañu bloqué projet bi comme niñ ko yàgg defee ci suñuy activité ak suñuy manifestation yoo xamante ni diggante ak waa Pastef moom leeru suñu diggante ak waa Pastef ku bëgg mu leer dina leer Jolof en marche wax naa ko waxati ko du ma ci waxat mouvement la boo xamante ni wax Birame Ba mii di ci wax xëy na amu ci dara lu ko leer kilifa la quand même kilifa gu xamul li muy wax la ndax Jolof en marche wax naa ko ci émission bu ñu mujj a wax nee na la dimanche ca ngoon
élection yi la ñu taxali ko ak Pastef. léegi yéen a ngi ci fare ci opposition bi alors oui. waaw du ma ne opposition du ma ne pouvoir parce que instant yi ànduñu ak pouvoir. mais xam nga le problème majeur tey mbokk yéen a ngi déglu seen émission pencum Jolof inspecteur Idrissa Samb nekk inspecteur des impôts et des domaines nekk njiital mouvement Jolof en marche alors mais problème majeur bi nga xam ne tey moom moo am mooy problème suuf conflit mairie bi fan la commune bi fan la yem beneen commune bi fan la yem loolu seen tey dañuy waxtaan xëy na si pencum Jolof fi mu am lañ koy waxtaanee mais quand même ci Sénégal gi yëpp la problème découpage la te commune yu bëree bëri man maa ngi fàttaliku diggante Kambu ak Mbuula également commune Mbuula amoon nañ problème boobu ci diggante Goriba ak ki nga xam ne ki moom mooy Biram Ba alors mais loolu naka lañ ko mën a saafaraay. waaw loolu nag dafa transcender dafa dépasser sax Moussa sama mag bi moom bi nekk mairie commune Thiamène Pass dépassé na Biram Ba dépassé na sama mag Maawo mais loolu question supranationale la boo xamante ni le président Macky Sall rek pour man moo mën a jëlaat décret pour defar redécoupage communes yi parce que li nga wax nii moo dal Jolof communes yu ci bari ndax communalisation universelle bi mu amee avec l'acte 3 de la décentralisation communes yu yàgg yi fañ yemoon la ñu yem malheureusement man dama gëm ne ñoom dañuy juum ci bi ñuy def communalisation universelle li ñu njëkkoon def mooy xoolaat découpage bi ñu am na communes yoo xamante ni kat fañ tolloon lañ toll te boo ne communalisation universelle Thiamène Pass ma ne woon communauté rurale yi day nekk commune te ki di commune di urbanisation te léeg-léeg gis commune boo xam ne commune la rek ci tur mais ay villages yoo xam ne dañuy soreyante wala la preuve lotissement bi ëpp solo bi Thiamène Pass mën a def mooy bu wër daara pour ñi jaay suuf mu cher ñi jaay suuf am te dara dañuy ñëw ba jege daara def seen lotissement mais tey ku dem ba ginnaaw njaam nga def lotissement kan moo koy jënd dañuy ñëw ba côté Ndogonu jaay fa waa daara suuf ñëw ba Ngeet juste jaay fa waa daara suuf ñëw ba course daara benn ba jaay fa waa daara suuf ñëw ca CRZ ba fa wër jaay fa waa daara suuf loolu nee naa la loolu Macky Sall le président de la République moo ci war a jóg te loolu dal Jolof moo dal Saalum moo dal Siin moo dal Fuuta à la longue suñ ci jógul yàlla na ma yàlla baal mën di indi ay conflits yu grave yoo xamante ni ci diggante ay communes lay doon te loolu baaxul en tout cas daara moom mi ngi souffrir bu baax a baax ci ni ñu ceinturé ñun waa daara Thiamène daf ñu ceinturé de gauche à droite du nord au sud de l'est à l'est 100 mètres boo ko duggee rek yaa ngi biir Thiamène. alors surtout projet bi tey moom mooy lan laata may génn ci projet parce que bëgg naa waxtaanee ci lu jëm ci coowal suuf suite bi tey moom mooy lan projet ba dafay wéy di des changé nañ li nga xam ne li moom mooy makkaan mu waroon a nekk pousse nañ ko tuuti Moussa dana ko yóbbuwaat feneen mais suite bi moom mooy lan par exemple seen position da ngeen di wéy di liggéey wala yéen projet bi gédd na ci loxo Jéeri Ba yow tam intermédiaire bi nga ci doon dox ak yow itam noppi nga ci. non du ma ci ne noppi naa ci comme si dama bëggoon mu dem daara wala demu fa rek ma am lu may naqari mais tey laa gën a am lu ma neex ci suite projet bi ndax projet bi mi ngi Jolof ba léegi projet bi mi ngi Thiamène projet bi mi ngi Jéeri Birane kon doomu Jolof moo koy jëriñoo ndax dañ ci continuer dox loolu man mosuma cee dox kon dama ci continuer dox peut-être suma mag Jéeri bi nga xamante ni moom moo def link bi diggante Moussa Ndiaye maire commune Thiamène Pass ak Anida yàlla mën a dogal après moom mu continuer am yu mu ci gëstu wala xool lu mu ci mën a def ay réajustement loolu wóoruma mais Jolof en marche musul impliqué ci projet bi bay am ay continuité wala mu ciy xool leneen peut-être mairie daara bi nga xamante ni ñoo ko waroon a capté wuñ ko peut-être dinañ xool ak partenariat ak waa Thiamène Pass ba xool lan lañ ci mën a jëriñoo ba doomu daara aussi jëriñoo ci parce que daam man dama bëgg lépp luy teraanga rek na ko waa daara am naka waa Jolof am. kon man dama gëm ne projet fa ngeen xëccoo. xëccoowuma dara. xëccoowuñ dara ñun dañuy. fa ngeen di politique quand même aussi. waaw politique gu xëccoo ñun defuñu ko ñun politique gu yokkute la ñuy def. parce que xëccoo mooy ku bëgg dara. ñun Jolof dañ koo bëggal. mais non su may waxeen la élection bu ngeen demee faw ngeen xëccoo élection kay xëccoo. non du ñu xëccoo boobaa élection bu amee dañuy ñëw ne leen lii lañ leen bëggal. suñu leen doyee baax na suñu leen doyul képp ku ñu jël ne que yow la. ñu suñu leen wax demee parce que waxoon ngeen fi moom gaa ñi la ngeen waxoon doyul ñu. ci kañ la woon ci élection présidentielle yi. waaw loolu au niveau national la. bu ñu demee au niveau local bu ñu waree dem ne ñi fi nekk li ñu war a def doyuñu danañ ko def. au moment opportun. alors mais daara amul suuf comme ni nga ko waxee. suuf sa fa nekk léeg-léeg sax nga dégg ñi coow non dañoo jaay suuf seek xaw ma sax ndax am nañ fi preuve ñoo wax dëgg yàlla parce que tamit xam nga man tam du ma nekk naan suuf si daara dañ koo jaay te amuñ ci benn preuve ndax yow yaakaar nga ne dëgg tey daara bu ñu bëggaatoon ma am suuf mën nañ koo am naka lañ ko mën a doxalee. daara mënutul amaat suuf lu dul redécoupage administratif ñi am extension suuf ci Thiamène ñu ne ko lii de randul tant de kilomètres
daara moo ko moom. te lu mën a nekk la pour yow li nga wax nii foo ko teg droit wala sa xalaat. déet man du ma juriste mais li nga xamante ni mooy indi jàmm cim réew laa wax ak li nga xamante ni mooy indi développement parce que daam. non yoon rek. yoon non juridiquement. mën na nekk parce que décret moom moo créé Thiamène ak ses limites administratives ak territoriales. kon décret mën na ko jëlaat redimensionné waat commune bi. décret moo créé daara dimensionné ko décret mooy jëlaat redimensionné waat ko ne daara kat war na mën a am ay projet agricole war na mën a am ay projet industriel et cetera yoo xamante daara tey jii su amoon projet bu ñu koy laaj 3 hectares amu ko et pourtant am dëkk nag yaakaar naa ne ku ci nekk avec le partenariat bi nga mën a am ci réew mi ak bitim réew war nga mën a indi ñoo xamante soit c'est des installations industrielles yu ñu indi daara boobaa dinañ soxla suuf mënutul nekk. su dee ab école de formation wala université say tey bu ñu ko bëggoon mënul installé wu à daara parce que daara amul suuf loolu nag dama ne doomu daara yi ñoo ko war a bañ. alors en tout cas loolu bëggoon naa ñu wax ci lu bëri xëy na du ñàkk danañ ci gën a waxtaanaat ci projet bi mais quand même bëgg naa inspecteur Idrissa Samb inspecteur des impôts et des domaines ñu waxtaanee tuuti ci lu jëm ci wàllu suuf. coowal suuf moo xam littoral beeg yeneen ak yeneen dafa bëri vraiment en tant que tey spécialiste inspecteur des impôts et des domaines nga coowal suuf dafa bëri ci réew bu Sénégal am na sax ñun ko dénkoon réforme foncière yoo xam ne war nañ koo def mais Moussa Sourang ngi nañ koy fàttaliku ak yeneen mais dafa wéy di am jafe-jafe ba fi ñu toll nii daanaka sax président Macky Sall fan yële mu génn nee na problème yi nga xam ne dañ ko koy yeggee daanaka téeméer boo si jël juróom-ñeent fukk yëpp problème ci wàllu suuf la problème wàllu suuf nan lañ ko war a mën a solutionner pour yow en tant que inspecteur. waaw daam problème mu suuf dafa sensible te àdduna bi yëpp problème mu suuf la. xam nga bu nee demee bu nee sensible rek boo muy saafara dana jafe. parce que da ngay am looy. non waxuma aw ma lu may saam su ma nee sensible mooy coow lii comme ni ko président waxee coow loo ci mënti dégg muy yoon muy récrimination yu ñu koy def moom wala la ñuy def ca médiateur de la république yëpp. 99% nee na ay cas suuf la loolu président Abdoulaye Wade dëkk njëkk a wax invité na fii mairie de Sénégal yëpp ne leen ku mu ci bëgg a jàppale ndax jaay suuf ngeen fi nekkee kon loolu au delà même du Sénégal conflit Israël ak Palestine lu ko waral suuf moo ko waral kon suuf dafa dépassé Sénégal li ko waral nag mooy doomu aadama yi dañuy yokk à chaque fois te suuf si yàlla dafa def ni mu toll la toll suuf kenn mësul dégg nañu ne suuf sa yokku na ndax yàlla ni mu bindee suuf la ko bindee au contraire suuf day wàññeeku ndax géej gaa ngi avancé nee nañ fii ak 40 ans Rufisque dutu am Bargny dutu am boo demee Île du Saloum foofa day disparaître kon suuf day dem ba géej gi da koy nangu au niveau national lay wax boo ñëwee au niveau local doomu aadama yaa ngi yokk sama mbokku sàmm yaa ngi soxla saawa gu ñu sàmmee industriel yaa ngi jógee ci bitim réew si soxla ay milliers d'hectares ngir ñëw di fa bay wala ñëw di fa installé wu kon suuf si boppam moo am barke loolu yàgg na loolu nag bu amee dafa am beneen taxawaay bu ñu war a am muy au niveau national mais aussi au niveau local ndax tey ku ne xam na ne daam débat bi nga ma invité point bi moo ma si gën a neex muy la question foncière ndax loolu la yàlla dogal ma jàng ko boo ko xoolee Sénégal 3 types de domaines la am muy domaine national domaine public ak domaine privé domaine national moom moo constitué presque 94% du territoire national domaine national la domaine public ak domaine privé dinaa ci ñëw mais domaine national niñ ko définiree mooy ay terre la yoo xamante ni kenn moomu ko loolu lañ wax boo demee code domaine te am na kenn suuf su existe la mais kenn moomu ko état moomu ko kenn état moomu ko commune yi koy joxe moomu ko population bi moomu ko askan week déedéet askan week bokk moomeelu askan wi la waaye bi loolu amee état dafa organiser wu ne moom état mooy superviser gestion bi mais daf ko ñëw confier ko collectivité locale yi mais nit amul droit jaay suuf ci domaine national liñ mën mooy commune bi attribuer une partie à une population def lotissement jox la liñ naan permis d'occuper c'est un droit très précaire et révocable wala délation munoo ko waroo koo jaay mise en valeur lañ la wax dans un délai de 2 ans da nga ko war a tabax bu dee lu ñu tabax la bu dee loo war a bay la nga bay ko boo ko bay dañ ko war a récupérer amul benn commune bu am droit jaay suuf moo tax li Ablaye Wade waxoon président comme ci bëgg a jàpp la ndax dañoo jaay suuf si mais terewul domaine national état du Sénégal tey jii su soxlaa am benn projet day def li ñu naan déclassement mooy mu jël suuf une partie du domaine national déclassé ko génne ko ci domaine national yóbbu ko ci domaine public wala domaine privé immatriculé ko ci turu état jox ko
soit organisme bi wala mu jox ko doomu aadama bi ko soxla pour exploiter ko. domaine national dañ ko stratifier en 4 zones dañ naan zone des terroirs moom moo ëpp loolu boo ko xoolee àll beeg commune rurale yeeg yëpp zone des terroirs la. zone urbaine soit boo ne Dakar tey domaine national am na ci biir mais zone urbaine la biir Daara Kaolack capitale régionale yi départementale yi mais dafa am zone forestière mooy forêt classée yi àll bi ak zone pionnière mooy le reste. loolu mooy 4 stratification yi nga xam ne mooy domaine national. domaine public nag mooy li coow li waral mooy loolu tey littoral bii nga dégg ci Dakar rek feneen. domaine public dafa am li ñu naan domaine public naturel. ak domaine public artificiel domaine public naturel mooy par exemple géej gi wala dex gi wala li ñu naan sous-sol tey jii fa ñuy ut pétrole wala l'espace aérien loolu maanaam lu naturel la loo xam ne doomu aadama defu ko fi yàlla moo ko def foofu su dee domaine public maritime maanaam corniche bii tey nit amul droit am fa aw këyit wala nga tabax fa loo xamante ni c'est pas démontable tant que déclassé wuñu ko dugal ko ci domaine privé de l'État jaay la ko nga am ci titre et pourtant loolu moo fi am nii. kon position Barthélémy Dias yow ànd nga ci. il a parfaitement raison d'une part parce que am na fa li ñu naan ay des installations lourdes et non démontables en tout cas yoo xamante ni ay hôtel la ay tabax mais loolu nag moom peut-être gëstuwul bu fekkente ne état avant muy def loolu déclassé na domaine public maritime bi yóbbu ko ci domaine privé maanaam immatriculé ko ci turu état ay la yébeen loolu kenn bañu ko. mais dañu ne domaine public maritime kenn waru faa tabax loo xamante ni c'est des installations non démontables loolu parce que ñëpp a ko bokk. mais état am na droit nag jox ko hôtel wala mu jox ko keneen mu exploiter ko en retour di fayee ko ay redevance yooyu ñuy fay ay taxes la ak i recettes yoo xam ne dugg ci keesu état mais loolu dañ koy louer ay bàyyi lañ la fay defal mais état heure bu ko soxlaa da koy jëlaat. par contre domaine privé nag. bâtiment administratif tey building national. building national la ñuy wax. building administratif. mën naa wax ne exemple domaine privé de l'État la. État moo ko ak bépp bâtiment administratif boo xamante ni ministère yeeg yooyu turu État du Sénégal la mais man Idrissa Samb tey jii mën naa am ce qu'on appelle un titre de propriété muy titre foncier. loolu ci sama domaine privé particulier la bokk. loolu man maa ko moom dafa sacré. mais sacralité boobu c'est pas définitif ndax ëllëg état mën na soxla tey sama titre foncier bu ma am da koy jëlaat kon loolu dañ naan yaaka moom rek mais bu ko état soxlaa day def li ñu naan expropriation pour cause d'utilité publique tey sama kër mën naa am titre foncier ne man maaka moom mais bu ko état soxlawaatee danaa am Idrissa fii dama fi war a jaarale aw yoon dama fi war a def hôpital dama fi war a def nangam da ngay ñëw ñuy waxtaan ma indemniser la délocaliser la jox la feneen loolu la ñuy wax expropriation pour cause d'utilité publique ñetti façon domaine yooyu moom muy domaine national domaine public wala domaine privé. domaine privé nag liy njariñ li mooy ku fa nekk da ngay am sa titre foncier boobu tey mën nga ko yóbbu au niveau de la banque nga def li ñu naan hypothèque pour lever des fonds. loolu moo tax ñu bare war nañ mën a xam kër gi ñu dëkk ban titre la bari na dëkk yoo xamante da nga fay dem amul ku fa am titre foncier. alors que war nga mën a nekk parce que président Abdoulaye Wade moo ko njëkkoon def ci benn décret en 2011 ne day transformer tous les titres précaires en titre foncier. parce que loolu dafa permettre aussi su dee baykat bi la mu am ay toolam yoo xam ne titre foncier la bu mën a dem à la banque lever fa des fonds investir. bu dee Idrissa la mu am tey Daara Jolof këram am fa benn délibération wala permis d'occuper président Macky Sall ñëw na dëggal li président Abdoulaye Wade waxoon ne képp ku bëgg a jël sa këyitu kër. mu nekkoon tey mairie moo la ko jox. parce que maa ngi naan mairie amul droit jaay suuf mais mairie am na droit affecté Idrissa kër wala mu affecté daam fenn na ko dëkkal wala bayal këyit woowu mu la jox nag président yi fi des muy Abdoulaye Wade ak Macky Sall nee naan képp ku ci am lii naan permis d'occuper wala délibération wala leneen ba ci baay boo ñëwee doo fay am na fooy jaar ci centre des services fiscaux bi nga dépendre nga am formalité yoo respecté ñu def la ko titre foncier. loolu lu jar a xam la. muy ñu dëkk Daaraak ñu dëkk Mboy naan ak ñu dëkk Kamb yi. mais liñ tax ba si yàgg xam nga barki demoon yaa ngi gis la xew gàddaay ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw toj seen i kër des ko jaar fii loolu ki nga xam ne kii xëy na xamul lu koy waral da nga dëkk ci kër goo moomul amoo kayit yi wala lan la. waaw loolu dina bëri ay arnaque yu ci am. te kër ku koy jënd war nga def liñ naan nga njëkk a def une vérification préalable surtout nag Ndakaaru gi ak yeneen dëkk yi nga xamante ni tamit suuf dafa cher. problème mu gàddaay il paraît que wóoruma mais promoteur bi ñu naan Mbaye Fall. ak ay 200 personnes famille ñoo koy xëccoo
moom nee na am na li ñu naan titre de propriété moom moo ko moom ñii ne leen ko dañ leen koo jaay mais ay la yéwén ña fa dëkk moom muy famille yooyu di wax avant ñuy jënd terrain li nga war a njëkk dem mooy nga dem centre de services fiscaux bi nga xamante moo la gën a jege te terrain bi ngay dem bi nga bëgg a jënd mu dépendre ca nga wut li ñu naan état des droits réels téeméer wala ñaar téeméer ngay fay yóbbu numéro titre ba wala bàyyi ba nga fay yóbbu sa carte d'identité ñi génneel la ne la suuf si ngay jënd kat daam njaay ko moom moo la ko war a jaay moo ko moom du yem foofu mais dana la daama ko moom mais def ci ndànk daam tayle na suuf si banque ndax bëri na ñuy jënd kër tey daama ko moom dëgg la waaye daam moomatu ko ndax daam dem na di la ko jaay alors que daam tayle na ko banque nga jënd terrain bi bëgg a tabax banque daam fayut banque nga dem ba commencé daam banque nga xam ne moom moo ci am droit parce que hypothèque droit la boo am banque ñëw dal amoo fa dara fekk jox nga sa 40 sa 50 millions ngay wër di dal après du mujj fenn loolu nag ay la yéwén wóoruma problème mu gàddaay ndax moo leen dal mais ku ci jënd terrain daal li nga war a njëkk a def bu dee lu ñu mën a vérifier la nga dem impôt domaine ut li ñu naan état des droits réels lu yomb la ñaar téeméer ak sa carte d'identité ci dans les 48 heures ñu jox la ko xamal ne la kii di la jaay suuf si moo ko moom waxuma la moom gi mais taylewu ko maanaam dana am charge hypothèque wala yeneen yu ci am wala neex kon loolu lu jar a xam la loolu la ñu war a toujours di conseil en tout cas chaque fois dañuy joxoñ baramu tuma ci mbirum suuf su lay kilifa yu mag yi barki Dembo Ndiaye gis nga benn ancien parlementaire bu taxaw ne kilifa diine yi magistrat yi ñoom ñoo gën a caxa-caxate suuf si ki nga xam ne ki mooy Mame Boye Diao sax gis nga ñu ko ci doon tuumaal moom itam ne dagg na xëy na ay pàkk di nga jox ko ay ministre ba mu génn ne da ci indi ay leeral quand même dem sax bañ naan inspecteurs yi sax boo leen toppee ñoom itam daanaka suuf si seen loxo jógu ci loolu day doy waar. waaw xam nga ku wol mburu tuddub dëkk. Mame Boye Diao ak inspecteur Idrissa Samb kenn mënut a tudd suuf te doo leen tudd parce que ci loolu la ñuy yëngatu. mais bari na lu sénégalais bi di wax. dara wóoru ko ci Mame Boye Diao amul droit dagg suuf. bokk na ci processus bi nag. daam gis nga suuf pour ñu dagg ko lotissement fu muy amee. domaine dina fa am. Mame Boye moomu tey mooy président de séance wala mooy gérer secrétariat mais dafa am li ñu naan une commission. de conciliation des opérations domaniales ñu tuddee ko CCOD. Mame Boye Diao moomu nga wax domaine dina ca bokk. gouverneur dana ca bokk. urbanisme dana ca bokk. DMTA dana ca bokk. kon du moom kese moom mooy dagg suuf. bu daggee suuf nag suuf képp ku ko soxla muy enseignant bi muy baykat bi muy nangam am nga droit demander suuf ba ci aéroport bi ñuy wax tey jii. su ma fa gisee benn partie boo xam ne leer na ma kenn moomu ko am naa droit jël sama copie carte d'identité def demande de régularisation. danan ma jox duñ ma jox loolu wóoruma kon mënuñu tudd suuf te tudduñ ci domaine tudduñu ci ñun inspecteurs yi wala tudduñu ci ñeneen ñi nga tudd nag muy magistrat yi peut-être dañoo jënd wala tamit sénégalais lañu ak corporation la ñu am li ñu xamul mooy fépp foo am information que ne lotissement am na fa bu dee da nga yor syndicat des enseignants wala syndicat des éleveurs wala magistrat yi wala médecin bi am nga droit en corporation nga ne réewum Sénégal kat lii ngeen bëgg dagg man am naa ci droit bëgg naa ci soxla naa ci. alors inspecteur ñu ngi ci cëppaandaw waxtaan wi xam naa ne li ngi ci waroon wax bëri na lool mais ñu ngi ci jamonoy mbas ba tey Covid 19 bi dem moom xam day def mbiri ci suuf joxe rek ñibbi ci wala bokkut ak comme gars yi niñ koy doxalee au niveau du département de Linguère. waaw loolu dem moo ci njëkk a yëngatu keroog bi mbas mi ni jógee rek la Jolof en marche moo njëkk a indi li ñu naan dispositif de lavage hôpital bu mag ba. mooy suma frère docteur Ndiaye. hôpital centre de santé Mame Seynabou Ndaw hôpital Ngëneneen bu sama rakk Mamadou Ka nekk ak hôpital bi nekk Daara Ndiayeen ku ci nekk ci ñoom jox na la dispositif de lavage maanaam fi ñuy raxasoo joxe fa ay gants joxe fa gel joxe fa masque loolu lañ njëkk a def. loola ñun ñoo ko njëkk a def ci département de Linguère particulièrement ci commune Daara nit ñi nag après ñu bëri def nañ ko muy solidarité bu may rafetlu. bi ñu ci jógee des tonnes de riz muy ceeb ak suukar saabu bonbon lu nekk def nañ ko. ñun ñoo koy génnee yow yaa koy génnee en tant que Idrissa Samb wala dem moom moo koy génnee. li ci ëpp dem moo koy génne mais am na ci loo xamante ni sama jëmm ju xeebu ji maa koy génne ndax ku jiitu tamit am na ci loo xamante ni yow la yàlla baaxee wala bu nattu la nga xamante ni da nga génn sa poos mais du tere docteur Ibrahima Guèye dana génne lim am. Jéeri Ba génne lim am Cheikh Fall génne lim am Daay Sow génne lim am
Mayoro Ndaw Ibra Déggan Mariama Salaan Fat Mbay Caan ku ci nekk loo am rek di nga ko génne suñ paree nag la ñu am nu mu mënti toll Idrissa Samb lam am ak ay nitam nag parce que tamit il faut ma leeral fii ne bari na lu ñuy def loo xamante ni ñi ngi koy def ay doomu aadama yu baax yoo xam ne ci réseaux sociaux yi la ñuy gis ne ñi ngi dimbale suñu askan rek ñi wooñe nañu danaa leen dimbale parce que nag ku xam li ñuy def xam ne du suñu moomeel du suñu lu ñu am parce que nag salaire kese la ñu am ak i avantage yoo xam ne yàlla dénk nañu ko ñu yéene ko doomu aadama yi waaye léeg-léeg gis doomu aadama bu baax boo xam ne du ma ko sax xam soit Facebook la may dégg wala mu gis naa nga ne ma Idrissa li ngay def sa dëkk ba laa gëm yëkkati teraanga ju bari jox ma ko te bu ma ko joxee 1 franc du ma ko ci laal lépp Jolof la jëm loolu tamit lu mat a leeral la ndax ñun amuñuy 1000 amuñuy milliards amuñuy millions waaye li ñu am a kës néew bëgg nañ ko bokk ak waa Jolof. alors projet Eiffeur bi nga xam ne bi dégg nga coow li quand même ci Ranch Djibo Leyti Ka bi nga xam ne bi am na ay collectif taxaw conférence ay éleveurs di ko def ni ki tey ci gaaw gi yooyu yëpp quand même bi nga ko déggee ba tey c'est dans le département de Linguère mun bu fekkee ne tamit xëy na jegewoo ko lu bëri lool coow lu ti yow itam ban gis-gis nga ci am bi mu jibee léegi. gis-gis bi daal mooy nañu fexe ba jàmm am ci loolu parce que maa ngi koy lire à travers les réseaux sociaux ñi partisan wu ministre Samba Ndiobène di ci wax ñeneen ñi ñuy wax ne partisan wu Aly Ngouille la di ci wax mais loolu dafa transcender dafa dépasser Aly Ngouille ak Samba Ndiobène parce que ñoom Ranch Dolly c'est un bien national Sénégal yépp ko moom éleveur Jolof rek moomuñu ko dégg naa Eiffeur la xaw ma ñooñ dañ fa ñëwoon soxla suuf ministre bi ne leen mën naa leen a jox suuf de waaye dañuy essayer loolu nag j'applaudis des deux mains parce que bari na ci daam ay projet yu jógee ci bitim réew soxlawuñu projet ba suuf lañ soxla kon ni mu ne leen naa leen jox benn superficie ngeen essayer su doxee ñu yokkal leen loolu la mais da ngay am li ñu naan détournement d'objectif nga ñëw soxla benn hectare mais nga ñëw laaj 100 hectares ñu jox la sa projet jël 2 hectares le reste nga jaay ko def de la spéculation maa ngi koy dégg coow lu ci am nag maa ngi ñaan yàlla ñu dal comme li may ñaan diggante Kamb ak Thiamène te xam ne njëriñ loolu njëriñu Sénégal la projet bi ñëw andi njëriñ surtout côté dolli googu soxla nañu ay projet yoo xamante ni tamit suma mbokk ya fa nekk danañ ci gis seen bopp kon nañu fexe ba bañ a xëpp ci cere ji suuf parce que réew mi ñu nekk léegi daam nit danaan lépp lu ma jiitewul rek naa fexe yàq ko loolu nag baaxul. en tout cas Covid 19 moom mi ngi wéy ci réew bu Sénégal quand même métti na loolu ñu ngi faagaagal ñu bëri ñu ngi koy am moo dem sax ba kilifa yenn ci bokk ci gouvernement bi. malheureusement maa ngi jaale ñi ci génn àdduna. particulièrement le ministre Aly Ngouille Ndiaye maa ngi koy masawu ci secrétaire particulier boobu génn àdduna. major Moussa Diop major Moussa Diop ak bépp doomu aadama bu ci génn àdduna rek maa ngi leen di masawu. di wax ne musiba la bu yàlla dugal ci réewum Sénégal mais dugal ko ci àdduna bi yëpp mais nag musiba bu ñëwee dafa am ay mesures barrières yoo xam ne tamit dafa war a am maanaam di sol masque di moytu di xool fi ngay éviter attroupement yi mbooloo meeg dajaloo bi. mais quand même mesures yi ñu jël aussi même bu fekkee ne teengaloon nañu ko léegi ñu xaw ko yolomal ngir économie bi aussi bañ a nërmeelu ñu mën a dund aussi xëy na lu am solo la. waaw dafa amoon li ñu naan revers de la médaille dafa am épée de Damoclès bu ci amoon. parce que tamit toll nañu ay jamono président de la république bu defutoon mesure d'assouplissement yi coow dana ci am ndax booba nit ñi sonn nañ tëju nañ mënuñu lekk ceeb bi nga ci dégg yaa gën a dégg Mansour ceeb. ay spaghetti ak lu nekk loolu yorul réew mi. ceeb moom xëy na gars yi ñu ngi jot léegi quand même. non man nag dama contre sax loolu ndax loolu. tàllal la dama contre état bi 65 milliards yooyu mu jël di ko jox ay vivres. 69 milliards yooyu. dafa waroon def li ñu naan transfert la ko waroon def famille bu ci nekk ñu xam ñaata nga yooyoo ñu jox la ko. parce que jamono yi muy ñëw. fekk na daam famille yu bëri à travers la solidarité bi sénégalais yi am. fekk na ñëpp am nañ ceeb ba pare ñii am nañ diwlin. mais nga jël famille mu am ñeenti saako ceeb nga delluwaat ko yeneen ñaari saako ceeb day yokk alors soxla na leneen loo xamante ordonnance baa ngi fa. dafa war a jël 75 wala 100 000 francs mu jox ko ménage. daam fi may terminer. te xam ne piège la te sénégalais yi war nañ ko xool. mooy 1000 milliards yi président de la république dégagé pour la lutte contre le Covid 19 xaw ma la Covid 19. ba léegi waruñu woon xalaat ne suñu système sanitaire doxul. man dama gëm ne xaalis boobu buñ ko jëloon fexe ba
14 régions yëpp fu ci nekk ñi dafa des ay hôpital boo xam ne bu dee 3 milliards. non Covid-19 moom dafa génn suñu taar yëpp. jafe-jafe wane na suñu manquement yi. mais wane na aussi suñu borom dëkk bi war na xam ne réew mi dafa war a sauver boppam mais mu sauver ko tey yàlla tere. bu ko dara daloon wala mu dal njabootam wala leen mënuñ génn parce que te ñu frontière bi. kon quarantaine d'ailleurs. ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko dara dal yàlla jóg waaye kilifa yi war nañu xalaataat ne. ay nit lañ. dañuy feebar seeni mbokk dañuy feebar. daam amul hôpital booy dem am fa accueil wala nga dem am soins yu baax. maa ngi féliciter personnel médical bi mais dañoo amuti moyen gis nga suñu équipé woon suñu hôpitaux yi tabax ay hôpital ci région yëpp département yi communes yëpp am ay hôpitaux parce que daam léegi feebar faju jafe na. ñu bëree bëri wax ne bu ñu waxul ci ñoom mën nañu sax du mooy faj bi léegi. maa ngi éviter nag ñoom ñi def loolu parce que day nuru chantage jamono ji ñu toll lu waaye am lu la naqari denc ko ba mbas mi jàll. sinon rek day mel ni da ngaa dem ci biir xeex bi nga ne jekku naa mais naa woo kilifa yi pour jéem a négocier loolu baaxul. maa ngi wax ñu bëree ngi faatu ci kër yi. ngir ñaar téeméer yi ñu daggee ticket hôpital ba amuñu ko bu ñu ko amee bu ñu demee ordonnance ba leen di bindal amuñu ko kon maa ngi ñaan njiitum réew mi ak ñi koy jàppale nañu jàppale nit ñi faju. jërëjëf inspecteur ñu ngi lay gërëm waxtu moo ñu dab. maa ngi kontaan bu baax di rafetlu émission bi tamit mais li may gën a rafetlu ci émission pencum Jolof bi mooy tey ci li nga ma laaj muy suma domaine bi ma jàng muy mbiru domaine di wax nañu toujours. orienté débat yi rek ci côté technique bi ndax daf may neex lool li ma jàng kës néew mu ndaw mu baax am na Jolof soxla nañ ko réew mi soxla nañ ko ma wax ci ñu bëri xam ko te fekk lu bëri lu ñu réeré woon mbir la te lu nëbbatu la loo xamante ni boo ko waxee ci 5 minutes nit comprendre ko loolu ma gën a neex ci partie bi fi may terminer mooy ñi ma tudd ñëpp ci émission bi tudd seen tur te waruma leen woon tudd wala nekkuñu fi su dee am na ci benn pepp naqar bu ci am maa ngi sukk tuub jéggul leen émission bi moo waraloon mënu ma leen ñàkk tudd rek moo tudd leen maa ngi jéggal bu baax di tuub asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf inspecteur Idrissa Samb inspecteur des impôts et des domaines la nekk tamit nag njiital dem di Jolof en marche mbokk yi mu nekkoon seen émission pencum Jolof ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax mboolem ñu doon déglu Ferlo FM Jolof Actu ak Africa 7. gërëm bu baax Mohamed mi àndoon ak ñun gërëm tamit Maodo Thiam ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi doon ànd ak ñun Dame Ndiaye mu nekkoon ci kàddu gi mbokk ñu ngi leen ñaanal jàmm di ko sakku si yéen